ñaareelu pàcc bi à tout à l'heure. maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mboolem auditeurs yu RFM ak téléspectateurs yu TFM. jërëjëf Maguette Sène yow yaay directeur général COUD mooy service bi nga xam ne moo yittewoo nekkinu étudiants yi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nga doon itam maire Malicounda maire APR Benno Bokk Yaakaar kon politique beeg tiitaange gi ñenn ñi am ci yëngu-yëngu yi déjà gannaaw ëllëg àllarba Ousmane Sonko ak ñi mu àndal waaye Yewwi Askan Wi ne ñu daañu amal par force ñaxtu ci mbeddu Ndakaaru yi. li ko jiitu tey li ñëpp di xaar mooy àtte bi ñuy àtte ay député yu ci mel ni Déthié Fall ak Mame Diarra Fam wala Ahmed Aïdara Guy Marius Sagna mi ñu jàpp itam ca Ziguinchor jàppee leen ne dañoo bëggoon a forcer manifester am na ñu bëri ñu jàpp ni jalgati am na ci waruñ leen woon jàppale ay député ak li ñu leen jàppee ak jàppin wa awul ci yoon. waaw sëñ Babacar je crois que mbir moom balaa analyse bi di neex dañuy wax la ko indi je crois que lii yëpp li ko waral waroon nañ ko saytu mooy ay politiciens yoo xam ne yi dañoo nekk ci langue politique gi te jàpp na ne matuwaay yi ñu war a jël saa su ne bu ñuy poser ay actes duñ ko jël bu ñu defee ay erreur nag au lieu ñu assumer seeni erreur ñu bëgg population bi assumer ko à leur place je crois que loolu fondamentalement mooy cause yi bu ñu accentué woo ci conséquences yi sans que cause yi véritablement ñu analyser ko day poser problème donc je crois que ñooñu di Yewwi Askan Wi erreur bi nga xam ne moo waral coow li yëpp mooy dañoo def ay erreur yu manifeste ci seeni liste ba wax ko Ousmane Sonko wax ko ci Facebook annoncé ko moom ci boppam nangu ko ñu dem ba ci biir nag bëgg na nag waa mbedd mi ñëwal leen ngeen fajal ñu suñu erreur bi par force suñu manifester par force ñu taal Sénégal par force ñu benn élection du fi am. am nañ droit manifester loolu amul warante. waaw am nañ droit manifester bu fekkee ne environnement beeg ak matuwaay ci war yëpp daje na parce que autorisé nañ leen ñu manifester mais bu ñu demee ba conditions yi wala boog ñii la leen yëkkati nekkatul pour manifester pour démocratie wala manifester pour seeni droit ñoo jotaat ci mais dañoo jóg pour salfaañi réew mi pour abréger mandat wu président Macky Sall taxaw temm pour dempale taal réew mi loolu nag. autorité politique yi ak administrative yi ak judiciaire yi duñ ko seetaan parce que Sénégal nag benn réew la bu am loi ki règlement et que véritablement loi yooyu ñoo régir tout le monde et que nit di wët ci loi yooyu la war a sukkandiku ci procédure yooyu la war a sukkandiku. pour mais Maguette Sène nga baal ma bala maa jox Georges kaddu gi yéen bi ngeen nekk opposition da ngeen yëngal ba mu neex leen ba yéeg toog ci nguur gi léegi ngeen ni kenn du manifester. waaw xam nga bi ñu nekkee ci opposition tamit dañ doon yëngal teg ko ci yoon rek. parce que à chaque fois bu ñu jàpp ne démocratie bi jàggati nañ ko ñu taxaw yëngal donc mais cette fois-ci da nga cause yi da ngay xool man yaakaar naa ne boo dee def politique nga war a jël sa matuwaay yu mat sëkk ba boo defee erreur nga assumer ko avec responsabilité mais di def politique di def ay erreur bëgg waa mbedd mi assumer la à ta place loolu lañ trouvé inacceptable. mais est-ce que erreur bi aussi nekkul. ndax armada bi nga xamante ne ñu ngi koy génne bu ñu teree manifestation bu ñu ko tegoon ci rassemblement ba nga xamante ne moom lañ namoon def ci place de l'Obélisque da mën a encadrer boobu rassemblement. waaw xam nga ordre public moom. wala sax du ko mot. autorité administrative yi ñoo koy apprécier ñoom ñooy apprécier ne ñii li ñu jublu ndax laaj nañu autoriser ko wala environnement en tout cas bi tax ñu autoriser marche ndax loolu daje na. bu fekkee ne loolu dajewul li ñu man mooy tere ko bu ñu ko teree mais nit ñi am na benn ay marche yoo xam ne yii bañ ko annoncé bu ñu ko teree bu fekkee ne respecté nga tere boobu man jàpp naa ne administration wala boog état mënut a dëkk ci tere saa yi ñu teree rek dafa am motif bu tax bu ñu autorisé dafa am motif bu tax bu fekkoon ne bi ñu tàmbalee ne dañuy marche yëpp dañoo mas a tere ñu xam ne volonté wu autorisé marche musul am waaye bu fekkee ne autorisé nañu bii ñu tere ko ba ñu autorisé nga tàccu ba ñu tere nga xeex lakk je crois que amul conséquence il faudra que nit ñi soient conséquents dans leur démarche. ñu nemeeku itam ni manifester yooyu am na la muy jur ca biir université boo xamante ne yaa jiite centre des œuvres universitaires di COUD ba xeexoog ñu jëm sax nit jóge fa ñu jox ne ci itam baaraamu tuuma. waaw loolu moom dinaa sawar ci wax ci ndax sama domaine la de compétence lu ñu ma dénk. mais politique bi en fait yéen a ko fa dugal muy opposition rek muy kii ndax ay ñaari camp ñoo doon xeex. waaw xam nga
université ak politique ñoo ànd mais je crois que nag am na ay mbir yi xew ci université il va falloir que la communauté universitaire dans son ensemble dafa taxaw seetlu ñu xam politique bi fan la war a tàmbalee fan la war a yem ci université ak ñi def les acteurs politiques lan lañu war a sañ a def ak lu ñu war a sañ a def ci université je crois que li xew université fan yi c'est regrettable c'est très regrettable maa ngi koy condamné jusqu'à la dernière énergie pour wax tout simplement que am na lu fa xew muy ay agression yoo xam ne yi ay parti politique wala boog ay mouvement yu bokk ci parti politique ñoo ngi koy def jëmale ko ci yeneen seeni morom ma jàpp ne loolu du yoon war nañoo mën a pacifier espace universitaire bi ba ko bëgg a exprimer ses droits de la manière la plus en tout cas libre nga exprimer ko sans que mu doon benn trouble à l'ordre public wala mu doon menace ci ñeneen ñi loolu war na mën a nekk mais jàpp naa ne loolu bu dee am gaañante ak xeex waru caa am place loolu c'est ma conviction te loolu damay avertir étudiants yi ne leen espace universitaire bi ku fa nekk di agressé lenn mooy sa couverture tey lenn moo tax police ñëwul ba ci sa chambre jël la yóbbu la muy les franchises universitaires tey moo tax ba étudiant di agressé wala def dara muy yendu ci campus bi mais bu fekkoon ne ci benn quartier dans les quartiers de Dakar am na yu bari yu fa am ci jour ba lay police ñëw jël si la mais may attirer seen attention ne campus universitaire mënut a wéy di nekk ab kiiraay ci étudiant buy agressé ay nit. da ngaa bëgg mu changer da nga bëgg police di dugg léegi biir université. il va falloir les franchises universitaires ñu waxtaanaat ci ak amicales yi pour que yenn cas de flagrant délit yi ñu permettre police tout de suite mu dugg jàpp gi nga xam ne mooy auteur de ce fait là. bu loolu amut ni bu amagul nañ jàpp ne étudiant bu nekk ci biir université di def lu la neex yaa ngi jël ay risques yu rëy parce que tôt ou tard bu ñu porter plainte ka porter plainte yoon dina saytu plainte tam te dina ko topp. bomb yi ñuy dégg ne waa Yewwi dañ koo amee mbaa amul université. waaw damay continuer ci li Georges waxoon daal di ñu ma laaj muy ay tuuma yoo xam ne yi dañ ko teg ne président Macky Sall daa jël ay nervis yi dugal ko université sous ma bénédiction Ousmane Sonko wax ko je crois que c'est une grave erreur parce que effectivement am na ko ñu fa agressé mais ka ñu agressé ñoo ko agressé xam na leen ay ñu dëkk ci université lañu man fa laa leen fekk ka ñu agressé ña ko agressé ñoo ko dalal université nekkandoo woon étudiant ak moom dalal ko fa ñëw agressé ko donc amul benn élément bu jóge extérieur ñu dugal ci biir campus bi pour mu agressé ay étudiants ki ñu agressé tudd Mohamed Thiam par exemple mën naa ko tudd kooku ci Yewwi la bokk wala bokk ci Pastef waaye yàlla dafa def mu am cofeel ci man bi ma ñëw université ba léegi nekk sama xale sax ba Malicounda ba ma dëkk lu fa xew ci wàllu événement politique day ñëw ànd ak man sama waa kër xam ko ak lépp donc su fekkoon ne damay dugal ay nervi ñuy agressé étudiants yi yaakaar naa ne dinaa leen wax ñu agressé ku nekk ba mu des Mohamed Thiam nga xam ne dama koy considérer comme sama propre yow mi ak ñi nga àndal Guy Marius Sagna yéen a ko songoon ca Nianing ba muy ànd ak ña doon xeex jaayum tefes foofu yow lañ ci joxoñ baaram déposer na plainte kenn musulaa woo enquête la kenn musul enquête koo ànd ci yëf yooyu loolu tamit bokk na ci ñàkk aw yoon gi am ci réew mi. waaw xam nga Ousmane Sonko ak Pastef ak Yewwi ñoom dañoo jàpp ne seeni ñoñ buñ di attaqué ay nit di taal dëkk bi di taal ay këru jàmbur di def naka sudul noonu salfaañe dëkk bi ñoom ay patriotes lañ tudd buñ dee def loolu dañ leen di tuddee patriote ñoom alors que bu ay population organisée woo ku mel ni Bamba Fall lay joxe comme exemple ne Médina kenn du ko taal ñun population yi dañuy organisé wu défendre son quartier ñu ne Bamba Fall jël na ay nervi Maguette Sène jël na ay nervi alors que la même chose moo xew université ko la fa am ci ay jongante amul benn élément extérieur bu ñëw université mais c'est entre étudiants moo fa am la xew Malicounda tamit amul benn nervi boo xam ne bii dañ koo jëlee extérieur indi ko Malicounda la fa xewoon mooy ay jeunes yoo xam ne yii Guy Marius Sagna dafa waroon a ñëw benn daje ci benn événement bu ñu ko invité ne ko dañoo bëgg nga ñëw waxal ñu xale ya dem yore seeni këyit ne Guy Marius Sagna dañoo bëgg ñu def assemblée générale ñii bu ñu waxee ñun ñu indi suñu këyit yi nga xam ne moom la ñu maire jox ñu tontu loolu lañ bëgg face à face ak yow loolu lañ ko wax moom mu ne moom bëggut a déglu kenn day dem ci terrain bi day dem par force ci terrain bi wax ne dañuy sàcc suuf dañuy jalgati suuf dañuy lekk suuf xale yi ne ko nag bu fekkee ne nangoo débat public bii nga xam ne dañ ko bëgg de manière civilisée ci place publique bi bu fekkee bëggoo ko boo demee ci terrain bi dañu ko fay fekk. waaw mais gis nga nag loolu mooy jalgate ak jaay doole. bu ko neexee dem ci terrain bi bu ko neexee dem ci tefes bi bu ko neexee yéeg ci kaw garab yi. waaw mais waru leen ko tere ba koy fitnaal di ko duma xotti ay yërim. non amul tere dañ ko woo ci débat
bul transparent mais Maguette Sène yow da ngay jaay doole ah. non defal ndànk rek Babacar Fall defal ndànk. yow xam nga ne population yi bu ñuy def yenn yi man sax du ma ko yëg ñoom dañuy taxaw seen taxawaay damay constater ndoo dégâts yi comme ñëpp. Guy Marius Sagna bu fekkoon ne ñëwul pour provocation wala dafa ñëw dëgg rek bu ñëwee ne dafa bëgg a saytu benn mbir xale yi yóbbu ay këyit ne ko nañ daje place publique ñun yore nañ këyit yi may nañ la nga wax ñi wax li ñu tuuma ñun ñu indi suñuy preuve répondre par des papiers remettre la ko benn par benn en répondant bu fekkoon ne dëgg rek moo koy yëkkati mais day dem ci assemblée générale boobu déglu leen mais bu fekkee ne nee na bëggut a déglu ñee faalum seen day dem ca place ba def point de presse yuuxu ne sàcc ngeen mais loolu bu ko defee ci ay xale yu ndaw mais foofu bu fa jàppante amee am na ci part de responsabilité donc mbir yi il faut ñu koy waxee ni mu amee il faut pas que yow booy taal dëkk di taal ay këru jàmbur di def lu la neex di salfaañe sa nit ñu tudde ko patriote alors que ki nga jàkkaarlool bu taxawee organiser wu pour jàkkaarloo ak yow ne la li fi bëgg a def ci wàllu jalgati doo ko def yow nga tudde ko nervi il faut ñu arrêter loolu fii benn nervi amu fi encore une fois université Cheikh Anta Diop la fa am ñoo ngi koy déplorer te képp ku fa nekk di def ay agression yaa ngi ci risque tôt ou tard police dina la saytu. mais te foo ci nekk dina la topp te dina la jàpp. yow itam yow mi jiite est-ce que du yoon du gën nga téye say ñooñ ndax affrontement yi nee nañ affrontement entre deux parties la te benn bi ay say farandoo lañ. non il faut que loolu ñu clarifier ko xam nga man directeur du COUD man awma mission politique au COUD j'ai une mission administrative léegi nag moo am ay kuréel politique ñi tudd MEL ñii dépendre ci PDS am njiit ñii dépendre ci APR am njiit ay étudiants APR am njiit ñi nekk ay étudiants Sonko am njiit ñooñu bu ñuy def seen jeu politique man sama yoon nekku ca man tey jii waa opposition bi dañ may tuumaale damay jàppale maire étudiant wu pouvoir bi mais pourtant waa pouvoir bi am na ñu may tuumaal ne damay jàppale opposition bi def nañ ay poste di wax ne ku mel ni Mohamed Thiam boobu ñu agressé ne dama koy favoriser ak keneen ak keneen donc man su ma nekkee kuddu ba ñaari parti yëpp opposition ak pouvoir ku nekk mu tuumaale damay jàppale sa morom ça veut dire que man sama mission jàpp naa ne maa ngi koy doxal ni mu war. mais tuuma gi beneen côté bi la gën a jibee. waaw mais toujours est-il que loolu amul parce que man dirigeant wu opposition bi mooy xale yi Pastef yi ñëpp laa xam ku ci am activité ci sa amicalu dëkk boo ñëwee sollicité ma dama lay jàppale te du ma xool Pastef nga bokk APR nga bokk PDS nga bokk man université su ma fa duggee sama bët bi may xool bët étudiant lay xool ku ko xam ne kii papaam ak yaayam dañoo def sax yónni leen président Macky Sall dénk mën a yaa yore seen dund ma taxaw temm pour que seen dundin baax man loolu laay xool du ma xool appartenance politique bi maintenant ñiy def politique boo bokkee benn parti bi def politique benn mu tudd maire am coordonnateur am yëpp ngeen bokk parti politique nit ñi dañu gaaw a def amalgame foog ne lépp lu mu def rek yow yaa ko cautionné wala lépp lu mu def yaa ko ci gunge alors que loolu amul man ku ma doon déglu di wéy ci samay kaddu benn brin almet doo ko dégg biir université. mais foofu la nekk ngay soutenir ay organisation politique war woon yem ci organisation yi nga xamante ne ñoo di akari tout court. non justement loolu laa la wax may la ñun œuvre COUD mooy bépp kuréel étudiant boo xam ne bii yaa ngi organisé muy amical communal muy amical départemental muy amical régional muy amical yu mag yi obligatoirement dañ la war a jàppale sans ñu xool sa appartenance politique li may wax naa ay xale Sonko yooyu dama leen di jàppale bu ñu amee activité nekkul dama leen di jàppale en tant que politique mais bu fekkee ne yow da ngaa nekk dirigeant wu Sonko nekk président amicalu commune ba di organiser mais bu ñëwee sollicité ma du ma xool sa appartenance politique. loolu de bu ko Sonko yëgoon tere leen ko. ay gone yu bokk ci ñoom. mu boo Pastef nga ñoo nga leen di jox xaalis. di leen jàppale déedéet non joxuma leen xaalis de lu ma leen di defal lu war la. mooy dañoo am amical départemental boo xam ne bii c'est apolitique amical départemental day am EDS day am APR day am Pastef mën naa jiital amical départemental bu Mbour wala amical départemental bu Thiès. kooku bu ñëwee di def sollicitation defu ko en tant que militant wu Pastef mais koo def en tant que président amical bu neutre bu apolitique. mais léegi su ma koy jàppalee ci noonu laa koy jàppalee mais jàppale wu ma ko ngir mbubbu politique am dama koy jàppale parce que tout simplement. bu ñu dellusiwaatee Maguette Sène ci tolluwaayu xët-xëtu politique yi ci réew mépp yi fi affaire bomb yooyu ñuy dégg moom vraiment loolu am nga ci firnde. bon xam nga réew mi moom fi mu ne nii moom yaakaar naa ne ku bëgg réew mi rek dangaa war a taxaw wax ak doomu aadama yi ñu tal revenir à la raison parce que bu politique taxee ba ñuy def ay birig ay xumalan spécial ay force spéciale ay defar ay bomb ay menaces paralyser Sénélec
il faut que nit ñi revenir à la raison te xam ne nguur yàlla moo koy joxe moo ko wax ci alxuraan moo koy joxe moo koy rocc ci nit boo waree falu buur yàlla moo koy tudd président Ablaye Wade 26 ans def na fi opposition amoon na 1000 occasions yoo xam ne yi mënoon na taal dëkk bi dem palais mu obtenir. waaye jamono lay Wade tam bi mu nekkee opposition bakkan yi bëri na itam. waaw mais loolu ak politique ñoo ànd waaye bakkan rotul parce que président Ablaye Wade da ne day dem pouvoir day dem ci palais ba jamais parce que wax na fii ne du ma jaar mukk ci kaw ay cadavre dem palais jamais mais ba mu jotee bu ko yàlla tuddi dafa agsi donc nguur du caaxaan te bu ko yàlla joxee nit ci ba benn mandat déterminé yow bu fekkee ne démocrate nga da ngay bàyyi ba mandat bi jeex de manière loyale nga def le combat politique boo waree jot nguur nga jot ko. waxtu jeex na Maguette Sène mais Ousmane Sonko nee na gannaaw ëllëg alarba day génn par force manifester soit ngeen jàpp ko wala ngeen faagaagal ko nee na. waaw man sama dernier mot sax Babacar balaa may ñëw ci loolu dama bëgg a wax ne rek ne président Macky Sall il a énormément fait pour l'université Cheikh Anta Diop et les universités du Sénégal fekk na bourse yi ci 30 milliards de francs CFA yóbbu 70 milliards dans l'UEMOA Côte d'Ivoire mooy deuxième pays bi gën a mën a joxe bourse mooy deuxième pays bi war a joxe bourse te 15 milliards la yem te pourtant Côte d'Ivoire moo ëpp alal Sénégal mu fekk ay ticket restaurant yu ñu doon jaayee 150 francs mu ñëw wàññil ko étudiants yi bañ koy jëndee 100 francs ndekki nekkoon 75 francs mu indi ko 50 francs ndax yi ma dem te tey étudiants yu yokku ren li ñu am ci étudiants 92 000 étudiants lañ am. étudiants ñu ngi doon fukki dërëm. voilà donc 92 000 étudiants ñoo nekk université Cheikh Anta Diop. fukki dërëm nga am lan mburu beurre fromage. meew voilà jeex na kon xam nga ne loolu ay effort ñoo ngi koy def wàllu faj. benn district bu ndaw a ndaw moo nekkoon université tey président Macky Sall tabaxal hôpital étudiants yi donc je crois que la volonté du président Macky Sall améliorer véritablement nekkinu étudiants yi lu manifeste la. donc il faut que ñun ñëpp nag ñu xam ne dañ ko war a accompagner ci effort boobu ñun ñëpp ñu jàpp ci pour que njàngaleem Sénégal. alors que gannaaw ëllëg geeg Sonko mi ne day génn par force. ngeen jàpp ko mbaa ngeen xam nu ngeen koy def. waaw loolu xam nga moom mu ngi koy prémédité. loolu moom daa bëgg ku ko jàpp. non moom en réalité daa bëgg ku ko jàpp rek. parce que jàpp bi da koy arrangé pour beneen procès boo xam ne bi bëggu caa dem mbir mi loolu la rek. fi mu ne nii li muy yëngal yëpp àdduna bi daa war a tukki pour mu bañ a dem ci procès bële mais procès bële la war a dem nag. jërëjëf Maguette Sène directeur général COUD jërëjëf Georges nga nekk itam meeru Malicounda maire APR Benno Bokk Yaakaar jërëjëf soxna Naata ñu yendu ak jàmm. merci beaucoup Babacar Fall Georges Déthié Diop di ziar itam seen gan Maguette Sène di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm ñu dellu si ci ñaareelu pàcc informatique